Diop Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo ziar bu wér Pape Abdoulaye Der. lu gën a fës ci xibaar yi. li gën a fës daañ ko jukki ginnaaw bàkk bi. juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili ak ñaar mbokki salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci mouvement de défense de la démocratie ñu gën koo xam ci M2D ñoom ñooñee nag fas yéene ñoo amal doxu ñaxtu niki samedi maanaam gaawo bu ñetti waxtu jotee ca place de la nation lu ni mel itam la ñu bëgg rek amal ci biir réew mi jàppale ne niki tey jii nag daal nañuy teg ñaar ci ay ñoñ yu frappe France dégage nag daal leen placé sous mandat de dépôt bokk na ci Amadou Sow ak itam Amadou Wuri Bari nag bokk na ci li ñu leen di toppee lépp lu ñeel association malfaiteur ak yeneen yi ni xeetoo daan ci dikkaat nu mu gën a yaatoo niki tey jii nag mbokk yi daal nañuy gunge ki nga xam ne moom moo di Baye Cheikh Diop di mécanicien wi nga xam ne boomoon nañu ko ca diwaan bu yëmbal te mu am ci lu tollook fukki at ak juróom-ñaar xam ngeen ne li nga xam ne moom moo di affrontement yi fi amoon moo taxoon mu daal di génn àddina ginnaaw itam ba ñu ko rek dóoree ab bal tey ji xarit jegeñaale mbokk ñoom ñëpp daal nañ koy gunge ca sëkk yu caaroy kaw foofee la ñu ko denc jàmmaarloo yi fi amoon nag ña dëkk ca avenue Général de Gaulle nag ñu ngi ñaawlu bu baax a baax lu ni mel ndax itam seen i ay makkaan yoo xamante ni ñu ngi doon wéy di ko caxatee waaye itam di fa doon sànni ay docc yoo xamante ni nag ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax diwaanu Ndar géej itam naam jàmm daal dina fay dellu si waaye bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee ñu ngi ñaawlu bu baax a baax yenn ci ay yàqu-yàqu yoo xamante ni am na fa ni ki démb itam dégg ngeen ci discours wu njiit bu réew bu Sénégal bi mu doon jébbal askan wi ne rek daal dinay yolomal li nga xam ne rek moom moo di couvre-feu bi daal di toxal waxtu wi daal di koy jàpp minuit jàpp 5 heures du matin diwaan bu Thiès ak itam Tëngéej ñoom ci seen bopp ñu ngi rafetlu bu baax a baax lu ni mel ndax xam na ne yenn ci ay activité couvre-feu bi taxoon na mu daal di taggatémbe mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxee tuuti ma dikk ñu faram fàccee. dafa amoon njeexital. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bekk télévision Futur Média xibaar yi ñu doore ko nañu ko junjee woon mouvement de défense de la démocratie ñu gën koo xam ci M2D ñoom ñooñee nag fas yéene ñoo amal ab doxu ñaxtu niki samedi bi maanaam gaawo bu ñetti waxtu jotee fa nga xam ne rek moom moo di ca place de la nation ci fàttali rek ñoom ci seen bopp bëggoon nañoo amal li nga xam ne rek moom moo di doxu ñaxtu niki tey ak itam ëllëg waaye itam bëgg jàmm fii ci réew bu Sénégal tax na lu ni mel ñu daal di koy dàkkandi du ñàkk suñu yeneen jotaayu xibaar da ngeen ko am nu mu gën a yaatoo. sànq maa ngi leen ko doon junj ñaari ñooñ yu frappe France dégage nag daal nañ leen di teg yoxo placé leen sous mandat de dépôt bokk na ci ki nga xam ne moom moo di Amadou Sow di coordonnateur bu frappe France dégage bu UCAD ak itam Amadou Wuri Bari coordonnateur bu frappe Koupentoum maanaam Koungheul ñoom ñooñu nag ñu ngi leen di toppee lépp lu ñeel association malfaiteur tentative d'incendie volontaire ak itam li nga xam ne rek moom moo di tentative de trouble à l'ordre public dañ ci dikkaat itam nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar leneen loo xamante ni itam maa ngi leen ko doon junj bokk na ci rek ki nga xam ne mécanicien la woon doon wuyoo ci turu Baye Cheikh Diop nga xam ne daal nañ koy boom ci jàmmaarloo yi nga xam ne amoon na fi fan yile ñu génn foofee nga xam ne moom moo di ca yëmbal ni ki tey ji nag dañ ko jébbal boromam xarit jegeñaale àndandoo ñëpp teewoon daal di koy gunge ci këram gu mujj ñu daal di koy denc fa nga xam ne moom moo di ca sëkk yu caaroy kaw ñu ànd ci reportage ak Chérif Diop ak Modou Diop. yëmbal yëpp génn gunge ko ca këram gu mujj dogal bi metti na waaye bàyyu xale bi mi ngi delloo lépp ci yàlla. nit day sant yàlla yàllaa ma ko joxoon yàllaa ko jëlaat maa ngi sant yàlla yàllaa ko moom moom wàllam la jël waaye alhamdulilah ku ëndil na ma ko caare gaar gi xam ne moom laa taamul doom ji moom nga indil nga fi sant naa yàlla sant naa àdduna waaw man am naa ay kilifa waaye nag àdduna buñ la toppee da nga gërëm àdduna
àdduna na laa gërëm man amul ma ku ma tooñ jéggal naa la wasalaam. njaboot gi ñi ngi continuer di jooy Baye Cheikh Diop ñu ngi sàkku itam yoon def liggéeyam ngir ñu mën a xam seen doom nan la ñàkkee bakkanam ak kan moo ko rey. ñun dañoo am lu ñu metti te li ñu metti na ñëpp ñu fi taxaw ñëpp ku fi taxaw rek metti na la ndax ñu jàpp sa doom rey ko ci erreur xamuñ ñun niñ ko reyee fi ñu doon nii ñun mënuñoo wax nii lañ ko reyee ñoom même bu fekkee dañ ko dóor bal dañ koy bañ dootuñu ko nangu te ñoom ñoo ko rey ndax ku liggéey ba wàcc nga dóor ko bal ñëpp xam nañ ni loolu metti na si xol xamuñu nag nuñ koy réglé mais dañ koy topp jusqu'au bout même bu fekkee papaam daf bàyyi ñun ay rakko papaam nañ justice fépp dañ koy topp bañu ñu ci dara actuellement nii. Baye Cheikh Diop ñu ngi ko denc ci armeeru cimetière yu Caaroy Kaw mi ngi ñàkk bakkanam ci émeute yi ginnaaw bi ñu waxee ni benn bal moo ko dal ci bopp. Chérif Diop xam nga ne jàmmarloo yi moom moo taxoon mu daal di génn àddina ginnaaw bi ñu ko dóoree ay bal jàmmarloo yooyu nag tax na ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci avenue Général de Gaulle di naqarlu bu baax a baax doj ya nga xam ne ñu ngi ko doon sànni seen i ay makkaan ci jamono yi nga xam ne jàmmarloo yi nag ñu ngi doon am mënuñoo tëdd nelaw ba yandoor suñu ay ndaw dellu woon fa ngir rek taataan seen i ay kaddu Maymuna Njaay ak Jaafara Ba ci reportage. ci ay loxoom mu yore fi ay duyu grenade lacrymogène lii di firndeel manifester yi fi amoon fan yi taroon na lool kilifa gi ba léegi mu ngi ci boppam. ñun nag dañoo toogoon suñu biir kër ak i suñuy njaboot ak i suñuy soxna ñu tëmbal ñu ay gaz lacrymogène am na ñu fi asma am na ñu fi jagadi am na ñoo xam ne lii mënoon na noonu loraalu njaboot gi mais yàlla nag sutural nañu. ñaareel bi damaa toog ci télévision bi dégg benn waaye dina ma di wax mbooloo mi di wax waa réew mi ne benn cartouche bi bu nekk mi ngi jar fukki junni ak ñaar ak ay ñetti téeméer ñaata lañ si sànni si jaww ji ñan ñoo ko jënd si ñi ko sànni ñoo ko jënd mais si xaalis askan wi lañ ko tibbee si contribuable askan bi leen ko tibbee dama bëgg gars yi jox askan bi li mu moom. kii moom tabax bii mu janool am na lu mu yàqule. force de l'ordre yi fii la ñuy taxaw ci rond point bi xale yi nekk fii suñu biir koñ yi di sànni xeer force de l'ordre yi force de l'ordre di lancer lacrymogène yi lacrymogène yooyu tey jii boo xoolee sama tuyau bi kër gi mooy évacuation bi dañ ko toj suba léegi ci lañ nekk nii doon ko defar. soxna si moom dafa am allergie du gaaw fàtte bés yi nga xam ni doon nañ leen sànni lacrymogène. même biig ci guddi dama mujjee dem tëddi te reeru ma noonu laa tëddee ji parce que tellement que mënu ma woon tenir. ay réaction allergique la lay def c'est-à-dire sa bët yi day xonq di jooy sa bakkan yi di écoulé en même temps bu yàggee tuuti nga commencé di sëqat. almasi bi la mun a yem pour le moment parce que amoo foo jaar pour dem hôpital. ñoom ñëpp bokk benn kàddu gi di ñaan ñu dal. violence musul faj dara def nañ li ñuy def demandé nañ li ñu bëgg njiitu réew mi taxaw na wax moom lañ dénk réew mi pour le moment moom taxaw na wax li muy wax nañ jéem a fexe ñun tamit ñu jéem a téye li ñu moom parce que patrimoine bi ñun ñoo ko moom président yi dañuy dem na xale yi xam loolu ñoom ñooy ñëw ëllëg. chaque jour il offensait les gens monsieur le chef de par ses propos dafa doon am benn ton bu mu doon wax ak sénégalais yi. ko dabu macha allah il est un gentleman. ci li mu nangu ne dafa juum. ñu bàyyi ñi nga xamante ñoom la ñu jàpp dugal leen ci kaso bi. ñetti fan réewu Sénégal di dund lu métti ay manifester yoo xam ni Ndakaaru moo ci gën a fësle lii di gàkkal bu baax politiku réewu Sénégal. Maymuna Njaay du woon ci Ndakaaru dong Sénégal yépp laale woon bokk na ca diwaan bu Ndar foofee nag naam jàmm daal dina fay dellu si waaye nag ñenn ci ñoo xamante ni rek ñu ngi fay yeewoo lu ci mel ni gérant yu station yi nag ñu ngi ñaawlu bu baax a baax lu ni mel ndax li ñu jàpp moom moo di yàqu-yàqu yi bari na diwaan bu Ndar gee ca Ousseynou Diop ak Habib Seck. quartier yëpp amoon ay jafe-jafe ci bisuk aljuma bi ñu génn mbir yi tàngoon lool ay station d'essence ñu daal koy taal magasin yoo xamante ni dañ ko toj jël la fa ne waaye nag ay waxtu bi ñu daal di bàyyeek Ousmane Sonko léegi jàmm ji desiwaat na ci diwaanu Ndar Géej dem beeg dikk bi amatul benn jafe-jafe waaye nag ba léegi xool yi jafe-jafe bu ni mel mi ngi ci des. li ñuy yàq du état bi moo ko moom directement ay nit yu dëkk ci dëkk bi jël seen xaalis seen alal investir ko ci ay doomu sénégalais di ci liggéey moom la ñu yàq donc vraiment suñu sañoon ñëpp delloo ci seen xel. bu mu amati quoi vraiment loolu moom ñu ngi ñaan ñëpp quoi ko ci mën a jàpp ci te lii bañatee am quoi vraiment ñu ngi koy ñaan quoi waaw cri de cœur la boo xamante ne vraiment ñu ngi koy ñaan ñëpp. ci bërëb yi nga xamante ni jafe-jafe yi amoon na fa ba ñu taal ko wala boog ñu jël la fa nekkoon la ñu fa ñàkk ci koppar kenn mënu ko xayma
clim yeeg genteur yeeg bàyyiwul fi dara mais suñu tëri yi sax dañ ko yóbbu ay millions centaine de millions dañ fi yóbbu waaw yàq suñu liggéey yëpp ñu ngi di chômer léegi waaw fi la amee dépense fi la daan wutee lu ne fi la daan amee lépp xañ nañ ko. Ndar nag ñu xamoon ko mu nekk dëkkub teranga waaye tey jii ndaw ñi ba ñu génnee teranga jooje dañ ko salfaañe wane seeni naqar génn yi yàbbi ci la leen naqar yi. loolu soxla da ngay ñëw nga jënd nga dem te ay sénégalais ñoo ko doon di ko jaay waaw kon loolu tey am na loo xamante ne bii tey ñu ngi ñaan ñëpp tey nu dellu si seen xel bañ defati lu mel nii ak lu mën xewati rek nañu ànd ak sunu sago toog xoolaat xam ni lii baaxul waaw. jamono jii dal am na ci diwaan Ndar Géej ndaw yi dellusiwaat seen i kër ñi ci gën a ñàkk nag jamono jii ci xeex bi mooy gérant station yi jaaykat yi ak ñi nga xamante ne ay particulier lañ. Ousseynou ana lan moo sabab yooyu lee jàmmarlooy fii amoon nag ab laaj la wu samp ndax itam ñàkk waxtaan ñàkk déggoo moom moo waral mbir mu ni mel ci jamono yi nga xam ne réew bu Sénégal coronavirus daal dina koy ndengeeñ ak yeneen yu xeetoo ba tax itam yu bëri ci ay doomi aadama itam daal di ci ñàkk seeni ay bakken ñu bëri daal di ñàkk seen bakken itam ci li nga xam ne rek moom moo di jàngoroy coronavirus ñu teelu reportage Pape Fara Ñing ak Amadou Ba. ay scène de violence yu doy waar fépp ci Sénégal situation bi demoon ba tiital ñëpp lii nag lu ko waral moo nekk jafe-jafe bi askan wi di dundee mauvaise communication affaire Sonko Adji Sarr ñëw nag yokk ci xar mi karaw. loolu ko ci bar moo di wax naan yaddaange su amee seede rek dootul yaddaange xaste la xale yi nañu seet ni ñuy wax ak ñoom dëgg la yàq yi kenn àndu ci waaye nañu seet ni ñuy wax ak ñoom ñu jéem a fexe xamal xale yi ne lii ngeen di yàq. seen bopp ngeen di jëkk lor ndax. dama gis ne contexte social bi ñu nekk moo métti sénégalais li mu xam mooy xëy dem wuti li nga xam ne moom lay indi ci jabootam ba pare sénégalais kenn mënu koo tànc ko tëj ko ne ko waxtu bii ba waxtu bii mënutoo dox sa soxla. ku ne xam na ni Sénégal ni muy dundee ñenn ñi guddi la ñuy dem ci passion yi ñenn ñi dibi ñenn ñi itam guddi. la ñuy liggéey mesures yooyu moom président xam na ko yërmandeem yaatu na moo tax mu jël ko yooyu itam dana wàññi tension bi dana wàññi def te itam ñuy dalal xale yi rek ay xale kenn du ko puus ci ay. naam li mbir wi di métti yëpp discours yi nga xam ne moom la ñuy yëkkati am na ci ay points positifs yoo xam ne dina mën a dalal xol yi. nekkul discours politique dafa nekk discours humaniste ndax yëkkati na baat bu ñëpp d'accord. mooy baatu dama fi taxaw en tant que père de famille Ousmane Sonko itam wax dëgg yàlla discours am il faut que ñu rafetlu ko particulièrement appel bi mu lancé à nos frères de la Casamance te nekk ci rébellion bi ñaan na leen solennellement nañu wéer seen i gànnaay teg ko ci loxo kilifa armée régulière bi te nee na leen bu leen yem ca loola na ngeen ñëw futteeku bokk ci opération de déminage yi. ngir nag éviter li nu mel. faaw ñu amal ay waxtaan yu yaatu ci sunu biir. loolu éducation religieuse bokk na ci éducation citoyenneté bokk na ci ak respecter les symboles de l'État parce que symbole de l'État fu nit ñi tojee gendarmerie toj préfecture foog gouvernance dara destu fi. problème bu mel nii su amee dañu war a taxaw askan wi ñëpp nekk benn dalal nit ñi xale yi itam ñu wax leen ne. ëllëg ñoo fi nekk war a yore réew mi ëllëg waruñu yàq réew mi ndax réew mi benn bopp la mbokk gi benn la askan wi benn la benn xeet la te ñu jiital Sénégal. gannaaw benn ay bés boo xam ne ay violence yu métti moom la ñu nemmeeku ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci bokk rawatina société civile ak ñi nga xam ne ñoo nekk kilifa diine yi la ñu bëgg moom moo nekk jàmm bu ko defee lu nu mel duñ ko dundati fii ci biir réew mi nga xam ne moom lañ jëm cité exemple fépp ci déndu Afrique. Pape Fara Ñing mu mel ni nag évêque yu Sénégal itam jàmm la ñuy ñaan mu daal di dellu siwaat fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam ñuy soññu ndaw ñi rek ñu daal di def leen loo xamante ni rek day wuteeg mbir mu ni mel ba tax itam ñoom ci seen bopp doon janoog way taskatu xibaar yi Modou Fall ci leeral. di wax ak ñun yëkkati ay kàddu gannaaw manifestation yu tar yu ñu nemmeeku ci juróom-benni fan yu ñu génn fii ci réew mi mu nekk ay manifestation yoo xamante ni. fukki doomu aadama ñàkk nañ ci seeni bakken boobule situation nag contexte bi ñu toll tey jii moo ko favoriser. des événements graves qui secouent actuellement notre. événement yi dal ci réew mi ci contexte bi nga xamante ni Covid 19 la wane na li nga xamante ni moo nekk ci li nga xamante ni moo di violence bu ñu mën a dugal ci guuta
susceptibles de menacer notre cohésion sociale. naxari ko lool église bi di incliné wu ci kanamu sénégalais yi nga xamante ni faatu nañ ci manifestation yi lay. Comment ne pas nous incliner avec douleur et contrition devant la mémoire. faaw nag ñu naqarlu faat gi nga xamante ni faat nañ ko ay doomu sénégalais waaye itam di incliné wu ci seeni mémoire ñaawlu itam blessé yi nga xamante ni danañu am ay séquelles ba faw. Des blessés graves vont porter les séquelles de notre violence durant le restant de leur vie. archevêque bi woo mbooleem sénégalais ci am ab responsabilité bu mat sëkk ngir lu mu jàpp ni jàmm moo di wurus. Nous le pouvons et nous le. lu ñu war la te lu ñu war a def la xëy na suñu àq ak yelleef mën nañ ko ñaxtu waaye tamit fexe ba lépp lu ñuy def ñu def ko ci jàmm ngir suñu dund ñoŋ te lii yëpp mu ngi mën a lalu ci ab dialogue ndaxte jàmm fu mu amul dara amu fa. De paix et de sérénité. église bi nag lu mu sàkku ci Sénégal ak mboolem sénégalais yi moo di ñu dund ci concorde jàmm ak lii di stabilité ndaxte yii de moom mooy facteur yi nga xamante ni rek moo ñu muñu yóbbu ci li nga xamante ni mooy essentiel. baat ak tontu ci diggante Modou Fall ak itam archevêque bu Ndakaaru mbokki leneen itam loo xamante ni aw dagal la woo xamante ni mi ngi bàyyeekoo ci njiit bu réew bu Sénégal ni ki démb dégg ngeen ci discours yi nga xam ne mi ngi ko doon jébbal askan wi daal di dindi wala bokk coppi li nga xam ne rek moom moo di waxtu couvre-feu bi ci diggante Ndakaaru ak itam Thiès daal di koy yóbbu minuit jàpp 5 heures du matin diwaan bu Tëngéej ca ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi bootu ci secteur informel bi nag ñu ngi ñaawlu bu baax a baax lu ni mel ndax itam xam na ne jamono yi ñu doon amal couvre-feu bi 21h seen i ay liggéey dafa taggatémbe woon diwaan bu Tëngéej ci Ousseynou Thiam. lu Tëngéej dogal bu ni mel ñi yëngu ci wàllu secteur informel rafetlu nañ ko bu baax a baax ñoom ñi la xam ni sax dafa amoon njeexeetal ci seen wàllu yëngu-yëngu gis-gis bu ni mel moom la dawalkatu moto taxi bi amee. ñun ay boor 19h 20h yooyu la ñu mën a yëngu ci dara. mais affaire bi moom ni mu demee woon moom métti woon na torop waaye léegi nag wax dëgg yàlla démb kontaan nañu xam naa njaboot bi tamit kontaan nañu waaw. chauffeuru taxi bi la tamit même gis-gis la am moom mi nga xam ne bi mu ngi daw ci diggante li di Tëngéej ak Mbuur. période bii ñu nekk nii bu ko président jëlee 9h yóbbu ko à minuit baax na peut-être parce que lu waaye am woon suba ba minuit moom xalaat naa dootoo ko am. en même temps bi nit ñi profité beeg njëkkante beeg yooyu yëpp day daal di wàññeeku bu ko defee li ñu doon sàkku moom mu wàññi ko far yàqu na ko yàlla def suturaal nañu yokku na ko ñun chauffeur si moom sant nañ si yàlla xaw na tane si ñun daal waaw par rapport ak bu njëkk quoi. ki nga xam ne nag gargotam la yore moom jàpp ne dogal bu ni mel ñëw na ci waxtoom. waaw nañu arrangé trop moom franchement arrangé nañu trop ndax instant yi moom affaire bi moom daa jaxasoo woon bu baax a baax mais fu mu toll nii moom bi ñu déggee démb lu la moom franchement kontaan nañ. waaw kontaan nañ trop sax ndax presque heure boobu lañ doon wàcc mais affaire yi moom yàqoon na bu baax a baax sax waaw dëgëroon na trop mais mën na ak li mu wax nii yàlla def ci xéewal waaw tane na moom. waaw loolu lañ soxla moom franchement ndax moom dañoo mënul yuuxu rek bu ñu amoon fu ñuy yuuxu moom dam yuuxu. ñoom ñi la ñëpp nag di ñaan feebar bi gaaw fee jógee ngir nag seen nekkin gën a mucc ayib waaye tamit ñu dellu ca nañ daan dundee. jërëjëf Ousseynou ñu wax ci leneen di génnuk àddina ki nga xam ne rek moom moo di Djibril Tamsir Niane ku nekk xam na ne kàngam la woon ci lépp lu ñeel wàllu caada nekkoon itam historien nag moo xam fii ci réew mi waaye boo ko doon na ko xamante ni ràññeeku woon na lool ci histoire bu Mandeng rawatina li nga xam ne rek moom moo di empire du Mali bokkoon itam ci association des écrivains du Sénégal ginnaaw bi mu dëddoo ki nga xam ne moom moo ko jiite moom Alioune Badara Bey daal na yëkkati ay kàddu toftal ko ci jëmm joojee nga xam ne moom moo fi jot a dëddoo ñu teewlu ko. Tamsir Niane man de maa ngi ko xam ëpp na ñeent fukki at bi ñu soog a jóge Guinée fekk problème yi mu amoon ak régime bu Sékou Touré ñu Senghor alors président de la République accordel ko asile politique. mais bi mu ñëwee pour wan ko attachement am ci lettre yi xam nga Senghor dafa bëgg littérature daal di ko yóbbu fondation Léopold Sédar Senghor
ñu nommé ko fa secrétaire général de la fondation Léopold Sédar Senghor. donc moom li gën a marqué nag ci Djibril Tamsir Niane mooy œuvre yi mu bind parce que mën nga bind œuvre yu bari mais duñ leen retenir am na ñu bind 20 œuvres mais pour boo ci téye benn wala ñaar dafay jafe mais moom bi mu génnee Sundiata l'épopée Mandeng dafa nekk benn classique benn œuvre bi nga xam ni dafa franchir frontière du Sénégal bu Guinée bu Afrique nekk ci monde bi université yi gën a mag ci àddina bi livre bi mu nga foofu ñu traduire ko même en néerlandais moom ñaari œuvre am yooyu charte du Mandé charte du Korankom Fouga ak Sundiata l'épopée Mandeng dafa wone ni Afrique amoon na histoire non seulement amoon na histoire mais amoon na une grande civilisation. donc loolu moo tax Djibril Tamsir Niane Sénégal du Sénégal rek ñoo ko ñàkk Afrique bi yëpp ñoo ko ñàkk mais surtout monde de l'universel mu nekkoon intellectuel bi nga xam ni xarañoon na ci li muy bind histoire am xam ko xam histoire Afrique nekk bindkat bu ñu ràññee. ak Amadou Ba ñoom ñoo tàttaan yooyu lay kaddu mbokk yi sànq maa ngi leen ko doon wax ci ndorteel li ne woon rek daañu ñëwaat ci mouvement de défense de la démocratie ci doxu ñaxtu wi nga xam ne namm nañ ko amal niki gaaw bu ñetti waxtu jotee fa nga xam ne moom moo di ca place de la nation ñoom itam li ñuy sàkku rek moom moo di ñu gën a nemmeeku wàllu démocratie fii ci réew bu Sénégal reportage Habib Faye ak Younous Diatta. dakal nañ tey ak ëllëg doxuk ñaxtu ga ñu bëggoon a am MDD. di wootewaat beneen doxuk ñaxtu ci gaaw gi loole la ko sabab moo di ñu bàyyi képp ka nga xamante nit jàpp nañ la ca kaso gi gannaaw ba ngay manifester di wax ne itam daañu amal lii di deuil national. journée de deuil national ci ajjuma fukki fan ak ñaar ci weeru mars pour ñaan fii ci Sénégal ak ci bitim réew pour que ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci manifestation yi yàlla xare leen aljana. fépp ci Sénégal na citoyens yi def benn rassemblement bu pacifique pour que ñu exiger à ce que Macky Sall mu bàyyi prisonniers politiques yi que ñi ñu nekk di traquer ñu arrêté traque yi et que ñëpp ñu nekk ci commissariat yi ñu bàyyi leen ñu ñibbi mu doon premier acte de bonne foi bu muy poser vis-à-vis du peuple sénégalais. manifestation yi fii ci Sénégal waa MDD ne wàññi nañ lu toll ci fukk ak benn doomu aadama yu si ñàkk seen bakkan. juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukki doomi aadama yoo xamante nit am nañ ci ay gaañu-gaañu ab téléthon des nañ koy organiser ngir mën leen jàppale. ay manifestants yoo xam ne amuñu benn ngàndaay bu fukki bakkan ak benn rocci ba juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukki sénégalais également am ci ay gaañu-gaañu yu métti loolu tamit ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. di wax ni ba léegi am na ñoo xam ni nguuru Macky Sall mi ngi wéy di leen traquer. pour que yenn citoyens yi nga xamante ni bëgg nañ def virement dinañu xool aussi ak jumtuwaay yu ñu société de téléphonie yi may pour que mu mën a am ay Orange Money ak yeneen ak yeneen bon excusez-moi pour la publicité dina am yeneen moyens yi nga xamante ni ak opérateur de téléphonie yi lay doon. am na ñu ne ni nag nguur gi am na li mu waajal loolu wax nañ ci il faut que loolu aussi ñu mun ko saytu société civile bi dugg ci yenn organisation opposition yi ñu dugg ci aussi pour que ñu mën a xam xaalis bi nan la ko nguur gi di mobiliser ak nan lañ koy doxalee. waaye gannaaw ba nga xamante ne waxtaan nañoo ëttu kërug diine yi ñoom ñu ne daañu bind ab mémorandum boo xamante ni ci fukki ponk dañ ko fas yéene rëdd. dana génn benn këyit muy benn mémorandum boo xam ni ñu ngi ci tënk. fukki poñ yooyu moom mooy wax perspective yi nga xam ni moom la ñuy jox combat bi ñu nekk. fan yi ñu génn Sénégal bari woon na lool yëngute yoo xamante ni it jaaxaloon na askan wi ñëpp am na ci ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan waral na itam CEDEAO ak ONU di woote akub dal waaye itam askan wi gën a téyewaat seen bopp. mbokk yi boobule élément moom moo daal di buur wi la jotaayu xibaar dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Chérif Diop noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.